mbokk yi jërë ngeen jëf lu tax tey jii ñu dikk di wax ci réewum France ak Sénégal ginnaaw ba ay mouvement yu juddu France dégage am ñu koy wax ñu bari di posé wu ay question lu tax France war a dégager di fàttali ni Sénégal yàgg na ak France avant indépendance ba tey jii France mënul bàyyi Sénégal bu France mënul bàyyi Sénégal nag li De Gaulle waxoon rek moo ko waral du lenn du question Sénégal a ko neex du question kanamu sénégalais yi ñoo ko neex France amul ay ami ay intérêt la am noonu la ko De Gaulle waxee woon ñu dem ñu ne les pays n'ont pas d'amis les pays n'ont que des intérêts ñoom France am nañu fulla ñu bari xas France mais France am na fulla am na fayda ndax ñoom xam na li ñu bëgg xam na li ñu bëgg buñ ko bëggee am nan lañ koy amee moo tax ñu yaakaar ñu man dama gëm ñi dañu yaakaar ndax bu ñu amul woon njariñ ci ñun wala ñu soxla dara ci ñun du ñu faale dañ koy utiliser feneen kon bu ñu daree ñi darmendra am na lu ko waral tey jii Sénégal doon dëkk boo xam ne ci wàllu stratégie daa am lu muy jural réew yu bari rawatina France réew la boo xam ne am na stabilité dal na déggoo fi li ñuy dégg feneen kon environnement bi ci wàllu koom arrangé na leen parce que y a des entreprises françaises yi nekk ci réew mi di fi gis seen bopp benn rek boo xam ne heure bu ma ci romb sama xol day dagg mooy autoroute à péage à chaque fois may romb dama naan alal ji di dugg yëpp fan la jëm alal ji dugg autoroute à péage bu doon dugg Sénégal mais heure bi weesu noonu fii mais des milliards ñooy dugg ci autoroute à péage di dem ci poosu meneen réew kon ñun ñu ngi dundal beneen réew tey jii ñu ne TER bi train express régional ñu ne benn entreprise française bu doon daal Alstom xaw ma lu mu tudd ñu ci tudd ay 1000 milliards ci TER boo xam ne teeragul ndax pareegul 1000 milliards foo ko dugal mu jur dara kon ñi ngi suqali ay entreprise française tey jii ñu lay wax yeneen wax la ay autopont yoo xam ne waxuma la France kese mais yeneen i réew Turquie Chine bu la doon wax lu jeex c'est normal réew yi réciprocité lañ war di demee danga may nekkal fii man nekkal fii li comme président Macky Sall di wax yenn saa yi gagnant gagnant mais ñun lan lay gagné si suñ ànd ak ñoom benn li ñuy defal est-ce que suñ priorité la. des fois ñu tabax dara ñu naan rafet mais est-ce que boobu moment bi ñu koy tabax loolu moo jàmpoon parce que ki mar naan ki lekk ba suur mar naan boo yëkkati waatee pooju ginaar sax jox ko neexu ko moom lu mu naan la soxla pour rasal li mu lekk mais des fois li ñuy defal fan la ñuy féete ak bu ñu ko defalee ba pare lan lañ ciy gagné moo tax ñu bari naan France dégage tey jii ku xool sunu marché yi. xam ne anarchie totale la ñu waxante dëgg mais bi yenn sociétés yi mel ne Auchan tey jii ñi ngi naan la Carrefour ñu ngi lay wax yeneen mais bu yàggee day rey suñu secteur informel parce que bu ñëwoon di jaay en gros on peut comprendre parce que le monde est ouvert adduna dafa ibbeeku mais bu nee bay jaay li ñuy jaay ci marché maire yi di ci dàq ay bénéfice yu ñaar téeméer rek téeméer boutique yi di ci dàq ay dërëm ak ñaar dërëm. mais ay entreprise française ci wàllu commerce ñëw di jaayee loolu mais bu yàggee ñun nërmeel suñu comme ñu waxante dëgg kon ñun suñu souffrance ñoom la ñuy exploiter pour mën a dem tey jii bu réew moo xam ne ñun la base française yi fi la ñu ne ah ak yeneen tey jii yoo xam ne tey jii bu la ko doon wax ba ci port autonome bii bu Dakar niñ koy exploiter maanaam ñun li ñu am lépp bu doon ñun dañ koy jariñoo ñun Sénégal weesu na fii mais suñu problème mooy li fiy dugg lépp fan lay jaar kon am na ñeneen ñu koy rocc di dem moo tax ñenn ñi am
sentiment anti-français comme ni ko Emmanuel Macron waxee sentiment boobu du Macron la ñu bañ du doomu France la ñu bañ ndax nit ki foo bañ doo fa dem foo dem doo ko bëgg France bi muy gagné fii coupe du monde France gagné na Sénégalais yi di ko célébrer y a des Sénégalais qui célèbrent la victoire de la France kon bañuñu France tey jii à part Sadio Mané suñu joueurs yi gën a baax suñu équipe nationale ay binationaux lan bu dee fii la leen formé seen formation France lañ koy continuer ñi jàng ci réew mi ku ci dem ba egg benn niveau mais France ngeen dem yokk sa njàng kon amuñu problème ak France mais suñu alal ji France di ŋàcc di ko yóbbu moo metti ñu bari avec la complicité de nos dirigeants de nos états yu am benn faiblesse boo xam ne doo xam li muy nuru parce que bu nee ba ambassadeur u France mën a toog dans les médias di ñu jox date bi terre bi war a jeex mu ne non mu avril mënul lii mënuñu ko utiliser avril parce que am na ñun wa c'est-à-dire que moom léegi moo ñuy choisir ay date c'est normal parce que ñoom ñoo ñu defalal terre bi jaay leen ko lu mu leen neexee tey jii ñoo ñuy wax kañ la war a daw kon bu nee France mooy diriger Sénégal loolu ñenn duñ ko weddi comme ni ko Semi Keba waxe woon Burkina il a dit nee na ñun suñu dirigeants yi nañ ko wax te dee duñ ay dirigeants mais ils sont dirigés par la France on a beaucoup de respect pour ñoom mais c'est-à-dire que li ñu may gars yi moo ëpp ñu may ko ci mi wax ci Sénégal France ambassadeur bi du dugg ba dugg yoo xam ne kenn duggaloo ko lu ko ci c'est-à-dire que France frappe France dégage bu leen neexee ñu am taxawaay bi ñu am mais ambassadeur France na leen respecté mais bi muy wax ci ñoom di sànq jox leen benn itte kon bu nekk Guy Marius Sagna France ko téye ci kaso bi ñu bari du nga ko weddi parce que pourquoi ñu comprendre ni ñu bëgg ni parce que man avant bi ñu koy njëkk a wax man mënu ma koon comprendre pour man Sénégal la joteel yoonu France nekku ci mais boo gisee ni mbir mi évolué tey jii mi Guy Marius Sagna bis bu mu tëdd ci kaso bi injustice la mooy ñi ngi tëj koo xam ne deful dara teguñu ko fenn ñi ko tëj sax mënuñu explication bu leer ne li mu waroon ñu tëj ko kon mbir mi sëb la ko bind ma nga ca biir est-ce que tëj ñu ko pour neexalee ko France bu nee ba koy def ci cellule boo xam ne ay terroristes ñoo fa ne di ko yóbbu camp pénal kenn waru fa yóbbu kun atteegul pourtant atteegul ko yóbbu ko camp pénal on l'a déjà enfermé tëj nañ ko ñaata liberté provisoire Guy Marius Sagna mi ngi commencé di battre recordu dugg kaso ci Sénégal battre na record ba parce que li mu dem leen teg police kenn demu ko ak yoon mais mi ngi bëgg a battre recordu liberté provisoire di ñaan te ñi koy bañal mënuñu wax sénégalais yi lu ñu dégg lu ñu gëm ci loolu parce que tegul fenn Gris Play la dem 9 personnes bàyyi nañ 8 yi nan ko bàyyi mu ñibbi kon bu ne France ko téye ci biir kenn mënatu ko weddi parce que nag Sénégal bu dee Sénégal rek mooy doxal boppam te bari na sunu réew yi fi xew fii ici en Afrique France day nekk ci ginnaaw ñun sunu dirigeants yi gars yi da leen tooñee ay gouverneur am na sax ñu dem ba ne léegi ambassade bi mooy gouverneur ñoom ay préfet lañu parce que dafa mel na ñun ay sikkam lañ dañuy gëstuwaale du benn cër du benn te entre deux pays lu réew mi rëy ak lu mu ndaw dafa war am respect tey ji ñaata nit ñooy jóge fii di ut visa pour dem France ay problème yu dul jeex te France yi bu ñu bëggee dugg Sénégal nu leen neex duggee fi tey ji da ngay ambassade France bi dégg nga ko mu wax ci visa yi bi ne ministre de l'intérieur bu Sénégal wax na réciprocité ci wàllu visa yi ki dugg Sénégal ut visa moom dafa ne gënul c'est-à-dire que war nañu yoon bi ñuy jaay parce que sur le plan économique ak tourisme bi lu ci yoonam mais nañu bàyyi ñu xool ñun nan lay doxalee suñu réew parce que contexte bu neexee ñu ne réciprocité loolu ñun ñoo koy xalaat doxal ko wax ko mais tey jii wax nañu la voie à suivre ji nga loolu mu wax noonu xoolal gars yi réciprocité bi duñ ci duggati parce que France war na leen yoon bi France la ñuy dégluwul Sénégalais yi te des fois xamul dañuy gëm loolu ñun c'est-à-dire que li peuple bi di jooy li peuple sénégalais di jooy di ko jàmbat ci wàllu infrastructure di ko jàmbat ci wàllu lekk ak naan di ko jàmbat ci wàllu mbay mi di ko jàmbat ci wàllu géej gi di ko jàmbat fu ne ba réew mi bëgg a tàkk dafa mel na ñun suñu njiit yi dégluwuñ ñu dafa mel ne France la ñuy déglu élection présidentielle yi passé moo si weesu RFI moo lan ne moo njëkk a génn wax ne Macky gagné na 57-58% après ñu ne RFI démentir na ko la RFI waxoon moo am kon am na keneen ku ñuy dee ñun demaluñ suñu bopp kon nag dafa jot ñu delluwaat réew mi ak
àqam Cheikh Anta Diop xeexoon na ko Lat Dior xeexoon na ko Serigne Touba Alaaji Malick ñeneen ak ñeneen xeexoon nañ ko bu ñu egg ci niveau bii mënoonu ànd ak France di liggéey di seq koom-koom di demlante di dikkalante ndax nag ñun mënuñu suñu bopp ba war a gëm suñu bopp mais nag ñu sàmm suñu ngor ak suñu diine te fas yéene liggéey parce que réew moo xam ne am na pétrole am na gaz réew moo xam ne am na ressource humaine am na ñu jàng am na lépp am na agriculture gerte gaa ngi nii réew moo xam ne tey jii mun na dund ci géejam réew moo xam ne tey sur le plan touristique plage yu ñu am tey jii ak nature bu ñu yàlla may ko ñu bari réew moomu tey bu gëmee boppam war na mën a dem ak boppam mais yàlla nu yàlla musal ku tàmm yóbbaale ma maanaam ku ñuy diri li moom la olof Njaay wax doo tàmm fi sa ndong di dal looloo dal Sénégal di suñu kilifa yi da leen di diri mbokk yi mu doon xalaatu bun xattaab sur la teranga.info ba beneen yoon incha allah.